xibaar yi ci RFM. xibaar yi ci RFM. duy sangu dëkk la bu nekk ca ginnaaw ngaabu ga ca njaareem benn waxtu du une jot na fa waxtu woowee moo jot ci rajo Futur Média xibaaru digg ba ca gi salaamaaleykum. Mamadou Mohamed Ndiaye. plateforme doy na fas yéene wàcc ci mbeddi Ndakaaru yu suba ngir di ñaawloo ko naqarloo ko jébaane ko xultu askanu Sénégal ak coono bi ñuy dund nii jafe-jafe nee nañu loolee ñu bëgg mu di doxub xultu ñu am ci autorisation bu préfet bu Ndakaaru ñu jàkk ko lañ ci yamale lu mu ci mën di am ñoom daañu becc seeni tawat ci mbedd yi suba ak jàmm. étudiant bi di Pape Abdoulaye Touré am na liberté tey jii la ko tribunal atte bàyyi ko mu dem la ñu ko doon toppee bokk na ci di fippantoo kii takk der Ablayam ni ma ko waxee tey jii ci suba la woon. ñoo ngi ci weeru octobre weer la wu ñu jagleel xeex woppi cancer tey jii daañu def ab taxaw seetlu ci ñi nga xam ne ñoo amee cancer bi jàpp wenn seenum paj jafe-jafe yi nga xam ne noonu lañ ciy dundee ndax paj mi doonul lu yomb ñi nga xamante ne ji ñoo yëngu ci wooyu wàll ak ñi ko amee di sàkku ci ñu seet nu ñu ko gën a neenale ba mu doon lu gratuit ci paj mi ngir mu gën a jàppante loolee mbokk yi mooy taxañu xabaar yi buñ ko tàqar ñi bu nuppi ci la ñuy ànd ak Alaaji Georges Déthié Diop ci xibaar yi bi ci réew yi mi ngi nii toog Diop lu cay gën a fës la cay gën a fës Ndiaye bokk na ca mbégteg Soumaïla Cissé gannaaw bañ ko bàyyee kàddu yu njëkk yi mu yëkki moo di liberté njabootam la ak bu Mali moom Soumaïla Cissé ne ñi nga xamante ne ñoo ko tegoon loxo defuñ ko dara lu ñaaw beneen otage ba di Sophie Petronet moom dellu na France tey ci suba président bu France Emmanuel Macron moo ko dalal ca l'aéroport ca Mali ba léegi Union africaine teggi daan yi nga xamante ne tegoon na ko waa Mali gannaaw coup d'état bi amoon fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août gi ñu weesu prix Nobel de la paix ren jii nii ñi ñu ko jox ñoo di waa programme alimentaire mondial PAM bu Nations Unies Georges Déthié Diop ci kanam tuuti da nga ñëw yàkkali ko Cheikh Ahmed Tidiane Diagne moo ñuy faram-fàcceel xibaaru tàggat yaram luñ ci mën a jàpp ci bopp bi Cheikh. gannaaw bañ la falee Ndiaye lañ ci mën a jàpp moo di jongante xaritu gu nar a dox fileeg ci kanam maanaam 18h diggante Sénégal ak Maroc di match bi nga xamante ni ñëpp ñu ngi koy xaar équipe bi nag daal dañu pare donte sax ci ñaari équipe yëpp li daal dañoo gis ni am na ay joueurs ya ca bokkul ndax coronavirus beeg wala gaañu leneen li nga xamante ni fas nañ ko waxtaanee di yeneen jongante xaritu yu nam amal wala basketball itam dañ ko daal di waxtaanee jublu ci équipe nationale bu Sénégal ci wàllu jigéen ñi di waajal lii di qualification Afrobasket 2021. xibaaru digg bëccëg gi ci rajo Futur Média ginnaaw bi ci réew ak tàggat yaram dinaa leen jukki las lëf yëglekaay yi xëy di génn bés bu nekk jeexale xibaaru digg bëccëg gi ak gis-gis tey ji wàllu mbay mi leen ci waxtaane ponk ba ñu ca jël moo di seet nañu nawet bi war a jàpp jëm ci jeex terewul am nay diwaan yoo xam ne ba fi mu nekk nii moo nga fay wéy di taw bi bu dakkul lu mu mën a jur ci nawetu bu ren bi seen xalaat ci njeextal xabaar yi ci gis-gis ci rajo Futur Média Aliou Ba moo nekk ci machine bi. ci kàddu gi mbokk yi nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur Média ni ñu ko junjee woon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yàkkali gi doore xibaaru digg ba ca géek plateforme doy na mu di kuréel goo xamante ne ji jaboote na yeneen i kuréel yu ca bari yu ca nekk yooyu li ñu bëgg moo di ñu saafara seeni tawat ngir loole am nag boole ceekit ñaawlu ak jibaane jafe-jafe yi nga xam ne askanu Sénégal ñoo ngi koy dund nee nañu moo waral suba ak jàmm daañu amal ab doxub xultu ci mbeddi Ndakaaru yi dox boobee nag ñu am ci autorisation bu préfet wala ñu ñàkk ko ci am lañ ci yemale xamle nañu ne daal yëf yi moom déposé woon nañu ko ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru sàttumbar ba léegi jotaguñu ku leen wax ne am ngeen ko wala amuñu ko léegi nag àpp ba jot na dañuy amal doxub ñaxtu suba ci mbeddi Ndakaaru yi kenn ci kilifa yu kuréel googe Guy Marius Sagna lay wuyoo ñu déglu ko ci leeral yooyu indi na ko fi. ñu ngi wax suñu ay membres di wax suñu ay sympathisants ak ñu ñuy jàppale di wax sénégalais yi ñu lànk bañ li nga xam ne moom la préfet bu Ndakaaru ak ministre de l'intérieur bëgg mooy fexe ba kenn dégg suñu joytu kenn dégg suñu naxar fexe ba ñu noppiloo ñu waaye itam li ci gën a gaaw fexe ba
même ñenn ci ñun ñi nga xam ne ñu ngi jóg pour xeex seen àq ak seen yelleef ñu criminaliser jóg boobu maanaam ñu jóg daanu seen kaw ba pare sax xëy na jàpp leen lànk ak bañ loolu mooy képp kuy suñu ay membre collectif képp ki nga xam ne ci Sénégal jàpp nga ne ñun ñëpp dañ ñoo tooñ ñu ngi lay wax ñu ngi lay jox rendez-vous suba bu 3 heures jotee ci place de l'Obélisque jox la rendez-vous pour bañ nooteel jox la rendez-vous pour lànk li nga xam ne moom mooy raam en fait ci réew mi muy manifestation du fi am ñu mbubboo en fait nu mu tudd mbas mi. li ngi noonu Guy Marius Sagna bokk ci plateforme doy na doon andi leeral ci micro Salimata Aw daje ngi boobu ñu ko reseq mooy njiital Sonatel ak délégation boobu danañ ci ràññee ñu bokk ci Y'en a marre ñu bawoo ci SOS consommateur ak kuréel gi taxaw ngir ne nañu dummoyu Orange mu di team boycott Orange loolee gannaaw ay ñaxtu yoo xamante ne ji kon askan ñu ko doon ñaxtu jëm ci tarif Illimix yi ne dañu ko yokk waaye Y'en a marre na ñoom it daañu ci jaaree déposer beneen revendication ci taabali kilifa yi li ñu bëgg ci loolee mooy daal état bu Sénégal doonaat koo xamante ne ji li ëpp ci capitalu Sonatel moo koy moome Saliou Ndiaye bokk ci coordination bu mouvement Y'en a marre moo ko xamle tey ji moo ne woon ganu RFM matin. France Télécom moom part yi mu ci am mooy part yi ci ëpp ndax état du Sénégal moo créé woon Sonatel ay sénégalais ñoo ko defar ba mu egg fi mu egg ba ñëpp xam ni kat li fleuron économique la tubaab yi ñu ñëw ñu jaay leen dañoo nekk na situation bu méttee métti keroog ci juillet bi nga xamante ni mbas mi solol na réew mi lool Sonatel Orange xëy daal di yokk ay tarifam ñun ñu daal di koy bañ ci xeex boobu ba léegi lañ ciy ut mooy fexe ba action majoritaire yi nga xamante ni action yi ci ëpp yi nga xamante ni état du Sénégal da ko joxoon jaayoon ko Orange état bi daal di koy reprendre état ci boo xam dafa la jëlaat tout li nga xamante ni mooy lépp muy initiative lépp muy mécanisme lépp muy daal di lépp luy mécanisme bi nga xamante moo la war a teg ba jëlaat action majoritaire am daal di siéger majoritairement au conseil d'administration lépp luy génn ci alal bi nga xamante ne sénégalais yi ñoo koy investir di ko def ci ay produits et services li ci ëpp état du Sénégal jël ko pour mun ko investir pour mu mën a jëriñ sénégalais yi waaye li ci ëppal solo rek li ci ëppal solo mooy juguñu ngir dàq investisseur étranger bi parce que dafa am solo fii ci réew mi comme ni sénégalais yi di investir feneen mais dañoo jàpp ne secteur bu viable la secteur buy génne économie la secteur buy génne ay finance la secteur bu am solo la ci wàllu économie ñu ni kat puisque egg nañu foofu ba mu am mbiicoog mbaaloo ba état du Sénégal ci boppam muy état Macky Sall ci boppam wax ni Orange kat dellul ci ginnaaw ci tarif yi ARTP wax leen dellul ci ginnaaw ci tarif yi ba léegi ñuy def ay communiqué yoo xam te ñoom rek ñoo ko comprendre ñu ni kon jot na kat ñu daal di engagé la bataille jut ci xeex bi ngir ko état jël actionnaire majoritaire yi ñu amoon ci Orange su ko defee mu doon lu ñu moom ñu xam nañ koy doxale mu doon suñu njëriñu réew. étudiant bi di Pape Abdoulaye Touré bàyyi nañ ko mu dellu këram tribunal bu Ndakaaru moo ko àtte tey ji dogal boobee kon la ca jël la ñu ko doon toppee moom Pape Abdoulaye Touré bokk na ci tuumay doon fi pook xëqante kupp alkati ba taxoon ñu daal di koy tegoon loxo moom nag nee na du bàyyi noone dana yóbbu yëf yi ca yoon kalaame ko ci instance internationale moo di bànqaas yi biti réew yi nga xam ne dañuy sàmm ak yelleefu doomu aadama ndax jàpp na ne jamono ji ñu ko jàppee yóbbu ko police dañ ko fa fitnal Nafissatou Sylla du dara luñ koy toppee jamono ji Pape Abdoulaye Touré tribunal d'instance bu Ndakaaru di àtte lépp luy flagrant délit dal dina koy setal wecc loolee nag jaaxalul benn yoon avocat wam di maître Kandiak François Senghor. boo jëlee PV bi amoon na ñaar déclaration yu fa nekk policier bu ko interpellé dafa ne que daf ko ne mu jógee foofu mu bañ beneen policier bi ne si PV bi bu ñu ko nee mu jógee foofu dafa jógee donc il y a une contradiction maanaam tey jii nii li ñu mën a wax mooy Pape Abdoulaye Touré dañ ko setal dañ koy toppee dara neew ci dañ ko doon toppee pour rébellion PV bi daf fi amoon ñaar déclaration policier boobu bu ko njëkkoon interpellé parce que dafa ne dam koo ne mu jógee fa mu bañ moo tax ma jàpp ko pour rébellion mu am beneen policier bu wax ci PV mi ni que dañ ko ne mu jógee fa il a obtempéré il a respecté l'ordre moo tax tey tribunal mu setal ko. Pape Abdoulaye Touré naama bàyyi nañu ko li mu bëgg nag jamono ji mooy topp xeex bi ba mu sës. juge bi au moment mu may jox raison moment boobu la jox tort ñi nga xamante ne mooy les éléments du GMI donc ce qui veut dire que ni ñun pare wuñ tey pour bàyyi dossier bi mu sedd donc dinañ ko topp avec l'aide de mes avocats xool lan lañ ci mën a def parce que on en a assez di gis chaque jour ay hommes de tenue et forces de l'ordre di exercer des bavures policières sur des civils. lii di instance internationale yi nag fas na leen yéene saisir ngir ñaawlu lépp li nga xamante ne moom mooy impunité ndax activiste bi jàpp na ni mbir mi ni mel dañ ko fi war a jëlee ndax ñu bëri force de l'ordre yi bundu xatal na leen te mujjul fenn. récemment il y avait le cas de cameraman bu nekk Dakar Actu suñu camarades étudiants yi maa ngi ko doon énuméré sànq Balla Gaye Bassirou Faye ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne ay boom nañ leen rey nañ leen tey mujjul fenn. RFM rajo askan wi. coronavirus gi ak tolluwaay gi mu di woppi coronavirus googee li nga xamante ne ji kon
mënees na koo jàpp ci bilan tay bi moo di am nañu ñaar fukki cas ak ñett yeneen yu yees ca yooyee fukki ak benn ay cas communautaire lañu docteur El Hadji Mamadou Ndiaye di ci indi ay leeral ci bilan tay bi. ci junni ak juróom fukk ak juróom-ñeenti test yi ñu def ñaar fukk ak ñett ñoo ci positif yooyu am nañ ci fukki cas contact mooy ñi nga xam ne jot nañ ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji. am nañ ci ñaari cas yu jóge bitim réew te ñu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass. am nañ ci fukk ak benn ñiy tuddee cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji te xamuñ fu ñu ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee Dakar Plateau am ci ñaar Liberté 6 am ñaar Bargny am benn Kaolack am benn Mariste am benn Richard Toll benn Scat Urbam benn Thiès benn ak Ziguinchor am ci benn juróom benn fukk ak juróom-ñett si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee juróomi malade ñu nga réanimation benn malade ñàkkul bakkanam bu su démb juróom-ñetti fan ci weeru octobre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak juróom yu teg ñaar téeméer ak fukk ak ñett ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak ñett yu teg téeméer ak fanweer ak juróom benn wér nañ si ñett téeméer ak fukk ak ñett ñoo ñàkk seen bakkan mu des junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak ñett ci lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi. docteur El Hadji Mamadou Ndiaye des ba léegi ci wàllu wér-gu-yaram waxtaane weer yu ñu nekk ak la ñu cay xeex mu di octobre rose weer la wu ñu jagleel xeex ak faggu ci woppi cancer ñuy def taxaw seetlu nag ci ñi nga xamante ne ji ñoom la yàlla nattoo joo jile tawat ñi war di faju seetlu gi moo di paj mi yombul day lu seer tax ñi nga xamante ne ji ñoo ca yëngu ak ñi mu dal di sàkku ci ñu góorgóorlu ba daal paj mi li ko tàmbale ci bi mu lay dal ba ngay faju ba na ngay wéree lépp doon loolu duñ ca fayoo ko dërëm maanaam traitement bu gratuit mooy seen bëgg-bëgg seetlu nañu ne bari ci jigéen ñi ñàkke moyen tax na wopp jooje ma nga leen di yóbbu di tërali bakkan Awa Mbaye jigéen ñu bari tey ñu ngi ñàkk seen bakkan li ko waral mooy amuñu koppar yu doy yu mën a faj seen jàngoro ji di cancer bi jàpp wenn Mame Diarra Kébé Gueye gis ne paj mi seer na loolu moom mi jiite association cancer du sein Sénégal di wax ci paj mi ne yoon wi gudd na loolu te metti cancer moom moo nekk feebar boo xam ne benn docteur mënula toog rek xool la rek saytu la rek daal di leen ne da nga amee cancer dafa am ay analyse yoo xam ne moom nga war a def te analyse yooyu dafa bëri te metti lu mu néew di nga génne juróom benn fukki junni yoo xam ne moom ngay jëkk a defee analyse yooyu. chimiothérapie bokk ci pajum cancer bi jàpp wenn dañu ko maye kenn du ko fay Mame Diarra Kébé Gueye gis ne lu baax la waaye li muy ñaan mooy nañu maye paj mi yëpp. maye nañu chimiothérapie bi wante des na ñun dañuy ñaan rek ndax ñun ñaan lañ fi mën a ñaan lañu mën a def di def ay plaidoyer ndax li ñuy wax kak la mu saf kak macca ko xam ñun xam nañu métit bi ndax dañ ko dund kon nag dañuy ñaan suñu président de la république di ko ñaan suñu autorité yi ñu may ñu gratuité bi ndax gratuité boobu nga xam ne ku feebar dootoo ku am canceru ween wala canceru kanam butitu njurukaay doo fay dërëm. docteur Doudou Diouf xam-xamam màcc ci wàllum pajum jàngoroy cancer nekk ci hôpital Aristide Le Dantec moom itam ànd na ci loolee association yi ñaan te mooy ñu maye paj mi en tant que fajkat mu gis ne jàngoro ji li muy laaj ci xaalis dafa bari. wax dëgg fi yàlla association yi wax nañ dëgg. faju cancer du chimiothérapie kese chimiothérapie nag wax dëgg fi yàlla ñu maye ko le fait que ñu maye ko lu baax a baax la loolu moom kenn du ko werante parce que ñun ñi si nekk di si liggéey bés bu ne seetlu woon nañ ne am na malade yu bëri yoo xam ne boo ci jëlee par exemple fukk da nga ci doon ñàkk ñett wala ñeent parce que tout simplement amuñu woon garab pour faju amuñu woon xaalis pour jënd chimio boobu parce que chimio bi dafa nekk lu cher loolu ñu ngi koy sant yàlla ñu ngi ciy sant gouvernement bi wante bañ ko yokkoon ba mu mun a jël diagnostic bi mu mun a jël chimiothérapie bi après chimio bi lu ci bëri ci ñun ñoom dañ leen di opérer mu mun a jël opéré bi après opération bi lu ci bëri ci ñoom dañuy def radiothérapie mu mun a jël radiothérapie bi loolu dina tax traitement bi yëpp complet ba pare bu ko defee résultat yi ñu am nii nga xam ne baax na ñu koy rafetlu mu gën a yokk. cancer bi jàpp wenn paj mi yëpp bu ñu ko maye woon dina sauver ay bakkan te jigéen ñi mu dal seen jaaxle dina wàññeeku rawatina sax jàngoro ji bu ñu ko teelee gis.
soxna wala ta ñuy xuus kon ci wàllu wér-gu-yaram joxeb xibaar mu di doxub ñaxtu bi nga xamante ne ji kon kuréel gii di doy na bëgg nañu ko amal naka suba am nañu autorisation jot nañu autorisation kon ngir amal seen manifester googe fàttali ne ñoom ñi ko séq nee nañu daal li leen tax di ñaxtu ba bëgg a wàcc suba ci mbedd yi mooy jafe-jafe yi nga xam ne askan ñoo ngi koy dund moom lañ bëgg a ñaawul ak a jébaane déposé woon demande bi ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru sàttumbar am nañu kon autorisation ngir amal boobu lee doxub ñaxtu des ba léegi ci wàllu wér-gu-yaram gi ñu nekkoon sànq waxtaane mbiri centre national ba ñuy fajee mbiri cancer ca Diamniadio loole danañu ko kon entreprise bi ko war a tabax dees na ko recruter ci njeextal at mi ñu nekk xibaar la bopp ñu ngi ko nangoo ci direction infrastructure équipement ak maintenance bu ministère de la santé lu toll ci juróom fukki milliards ak ñeent lañ ca fas yéene dugal njiit réew mi Macky Sall moo sàkk kon ñu baral yëf yi leeral yi Amath Diouf ñu déglu ko ak Awa Mbaye. Voilà état du Sénégal dafa am benn prêt bu toll ci 54 milliards de la République de Corée pour en tout cas tabax benn centre national d'oncologie à Diamniadio. Centre de référence la convention bi ñu ngi ko signé woon le 23 mai 2018 donc waroon donc recruter consultant buy gunge état du Sénégal pour la réalisation consultant boobu choisir nañ ko consultant bi liggéey naka waa Sénégal tey pare nañ dossier bi ñu war a dimbale ñu choisir entreprise bi dossier bi pare na et yaakaar nañ avant la fin de l'année dinañ choisir entreprise bi war a construire le centre national d'oncologie. Donc, les travaux vont démarrer, dinañ commencer le premier trimestre de 2021. fële ca diwaanu Ndar démb màggal nañu fa bëccëg gi nga xam ne moom la ñu jagleel gis mu di journée mondiale de la vue loolee nag jaare nañ ca lu bari ci askan wi ñu seet leen xool seen wàllu wér gi yaram ci bët ci diirub ñaari fan lu ëpp juróom-ñett fukki doomu aadama jot nañ leen a opération chirurgicale ci wàllu bët yëf yaa nga xewee ca diwaanu Ndar Mohamed Nabi Silla lu mot juróom-ñetti fukki nit mu bokk ci yu seen at takku doon lu ñu opéré ci district sanitaire bu Ndar gannaaw bi ñuy màggal ci diirub ñaari fan bis bi ñu jagleel wérgu yaramu bët docteur Mokhtar Dieng Badiane jiite lu ni mel ci ministère de la santé xamle jàngoro yi ñuy gën a gis waaye itam fàggu koo xam ni nit ñi war nañ ko def ci fànn woowu. cataracte moo jiitu après cataracte maanaam mooy feebar ñooy glaucome tension bët am na aussi beneen feebar ñooy vice de réfraction maanaam mooy ñiy soxla ay verre maanaam ñi ay myope wala hypermétrope am na aussi yeneen feebar yoo xam ne benn der mooy tegu ci kaw bët bi moom la ñu woowee ptérygion am na ñu koy piccu Kajoor je pense yooyu dañu gën a gis ci suñuy dépistage. Ndeye Marème Ndaw bu bokk ci kuréel gi jàppale nguur gi ci lu nu mel xamle ni li ñu nemmeeku dafa jéggi day wa ba tax na ñu dugal ci seen loxo. Say Savers ñun ñu ngi liggéey ci wàllu feebaru bët di jàppale ministère de la santé depuis 2007 ndimbal bi nag mu ngi nekk ci wàllu def ba nga xam ni képp nga xam ni am nga feebaru bët yi ñu mën la faj jël la en charge gis nañ ni au Sénégal feebaru bët nekk na lu nga xam ni mi ngi commencé jël ampleur nekk na lu nga xam ni vraiment bëri na. at wu ne ci diwaan bu Ndar lu mot juróom-ñetti téeméer ci ay nit doon ñuy jaar ci kanamu kër docteur ñu opéré seeni gët. ci jamono joo xam ni lu ëpp ñaar fukki junne ak juróomi junne doomi aadama doon nañu ñu dund ak jafe-jafe junni mel ba ñu opéré leen ci biir réew mi RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Silla. Mohamed Nabi Silla ngeen di ànd ak rajo Futur Média di fi dégloo xibaaru digg bëccëg gi ci wolof benn waxtu duy nar fa gën a fukki minute ak juróom-ñett. RFM. xibaar yi ci RFM. wutali diwaanu Kédougou ak CRD spécial boobu doon nañ ko fa amal jëm ci waajal liggéey yi ci barab yi ñuy gësee or ak di ko fa gase mu di mine artisanal yi lu ci exploitation minière ci wàllu artisanal ci diwaanu Kédougou gouverneur ba nag moom wax na lu leer xam la ne daal lu aju ci condition yi ñu teg ngir mën a dooraat liggéey bi ku bëgg a dem ci liggéey bi da ngay wàccoo ak moom dara duñ ko ca maye gouverneur bu Kédougou Sayex Ndaw lay wuyoo ñu déglu ko ci kàddu yi mu dénk Ibrahima Djebaxate. yéen ñëpp xam ngeen dem ngeen ci site yi gis ngeen la fa xew lu ci bari teguwul ci yoon wala rafetul aussi wala xel mënu ko nangu loolu nag la ñu bëgg nit ñi dellu si wàcc seen xel ñu toog defaraat toogaay yi defaraat toogin bi ñun ñëpp ñu ànd jàpp ci liggéey bi ba liggéey bi dox na mu bëgg mooy mënatuñoo nangu nit ñi di def lu leen neex rek ci site yi mënatuñoo nangu ñu jàppee barabu juraay ak yooyu comme barab boo xam ne warul am kilifteef lu neex waaye def loolu mooy dakk te dina dakk loolu nag dañ ciy jël ay matuwaay yu mat sëkk taxaw ci bañuñu ba
yow ci sa bopp la taxoon nga ñu jox la kayit buy exploité ñu nangu ko ba mënta tënku ci li nga xamante ni mooy indi sécurité mooy indi jàmm waaye mooy indi. wax nañ ko li nit ñi bëgg mooy gis nga nit ñi bu ñu leen toppee kenn ku nekk sa buntu kër dañ lay daggal couloir ci sa buntu kër te loolu moo mënul nekk li ñu leen wax mooy nañu dajaloo booloo doon mbooloo mu takkute am maanaa ñu gunge leen ci nu ñu amee couloir waaye mënuñu buntu kër gu ne ñu defal la daggal la couloir mënta ne mënuñu ñaari xarit yu ne bu ñu àndee ñu defal leen couloir ne nit ñi booloo doon mbooloo village yi rëyul xamante nañu bu ñu lëkkaloo doon benn ñu seet naka lañ mën a def ba village bi am couloir boo xam ne dina am njariñ. RFM bitim réew. xibaar bi ci réew yi ci la ñuy dikk dal dellu ànd ci ak Georges Déthié Diop Georges maa ngi lay nuyuwaat. maa ngi lay fay Mamadou Mohamed Ndiaye. ñu dooree koog lu ñeel libération doomu France bi di Sophie Petronet ak doomu Mali bi di Soumaïla Cissé kee def na ñeenti at ci loxoy ñu ko tëye woon kii def juróom-benn weer bàyyi nañu leen mbégte mu rëy la jur. mbégte mu rëy wala Soumaïla Cissé amee biñ ko bàyyee mu ne nag liberté ak njabootam la ak liberté gu Mali moom mu yokk ci ne ña ko tegoon loxo defuñ benn ñaawteef ci moom maanaam torturé wuñ ko buñ xataaluñ ko Anna Rocha. ñi ko doon séntu fan yëpp ca Bamako kontaan nañ loolu démb ci guddi ci ñibbisi Soumaïla Cissé njiital kujje gi ca Mali gannaaw juróom-benni weer yoo xamante ne nee nañu ay jihadis ñoo ko tegoon loxo nee na mbégte dëgg la am pour réewam waaye itam pour njabootam ca palais bu Kuluba fuñ ko dalalee moom ak yeneen otage yi nga xamante ne féexal nañ leen kàddu yi la daal di njëkk a yëkkati. man jot naa kon def juróom benn weer ci ay conditions yoo xamante ni daanaka métti na ci isolement xamante ni doo gis kenn du la gis ci Sahara bi ci désert bi loolu moom problème la waaye nag bu dee yàlla tax ñu wax kenn dóoruma kenn gaañuma subiruma loolu ni physique ni verbal. moom Soumaïla Cissé di delloo njukkal bu baax a baax kilifa yi nga xamante ne ñoom ñoo yor transition yi jamono yi foofee ca Mali ndax def nañ jéego dëgg ngir ñu mën ko féexal Soumaïla Cissé di leeral sax ni ci bis bi topp seen investiture ci la ñu daal di tàmbalee dox tànku jàmm ak ñi nga xamante ne ñoo ko tegoon na loxo. Ça veut dire donc que le président. lii day wone nii nag ci dëggantaan suñu président bi dafa efficace ndaxte dafa réagir nu mu gën a gaawee maa ngi koy ñaanal di ko ndokkel remercier ko ci loolu. vidéo bi dañ ko filmer le 26 septembre bi ñu génn lundi 5 octobre ñu wax ñu ni dañ ñuy bàyyi loolu moom sant yàlla la. C'est ce qui fait qu'ils ne sont pas venus. li mu mujjee nag ci kàddu yi mu yëkkati mooy sant ak gërëm bu baax a baax askanu Mali ci seen mobilisation bi nee na daal fierté la am ngir doon doomu Mali. di nga ko waxee Mohamed Ndiaye juróom benni weer la Soumaïla Cissé def ci loxo yi ñi nga xamante ne ñoo ko tegoon loxo ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars jamono ji nga xamante ne mu ngi woon ci ab campagne électorale beneen otage ba woon di Sophie Petronet moom delluwaat na ca France ki ko dalal tey ci suba ca aéroport Villacoublay ca Paris foofu noonu moo di njiitu réewum France di Emmanuel Macron Sophie Petronet moom mu ngi am lu toll ci juróom-ñaar fukki at ak juróom ñu ngi ko tegoon loxo ci weerug décembre atub 2016. Union africaine daani mu gàdloon ci ndoddal Mali teggi na ko. kuréel organisation mu ngi ko xamle ci compte Twitter am Union africaine ne conseil de paix et de sécurité bu Union africaine jël na dogal ne dindi suspension bi nga xamante ne tegoon na ko ci ndoddug Mali gannaaw coup d'état bi amoon ci weerug ut gi ñu weesu ndax li am jamono ji ca Mali ak gouvernement de transition bi ñu fa tegandi loolu tax nag Mali jox nañ ko dogal mu bokk ci bépp activité bi nga xamante ne Union africaine mu ngi koy doxal. wootey présidentielle yi ñuy wàcc réewum Guinée kii di Cellou Dalein Diallo wax ci télé tubaab bii di France 24 ak RFI ne Alpha Condé amatul mën-mënu jiite réew ma. ndax ay atam candidat bu UFDG ne président sortant bii di Alpha Condé dafa sonn te dafa war a dem noppalu ju dem à la traite ñu déglu ko. Il a trahi son serment. Il a violé la. Alpha Condé ku nekk gis na lu mu def dafa trahir serment bi mu waat dafa violer constitution bi constitution boo xamante ni tax na
ñu élire ko ci Guinée ku nekk gis na lu mel moo tax Guinéen yi d'accord ñu ak lu muy def Alpha Condé nañu waxante dëgg dafa trahir serment waat bi mu waat ci kanam peuple guinéen dafa violer constitution bi tax mu yegsi ci nguur gi Guinéen yi nangu luñ ko loolu rax si dolli ku nekk gis na tey jii Alpha Condé mu sonnee normal la ndaxte Alpha Condé ku nekk xam na âge bi mu am dafa bëri daanaka juróom-ñetti fukki at ak ñett loolu nekkatoo xale gis ngeen yéen bi ngeen koy interviewé ci visioconférence ni mu sonne te ku nekk gis na tey jii Alpha Condé déplacé wul di def campagne ku nekk gis na ko visioconférence lay defee campagne kon loolu wane na ni moom mënatul continuer di nekk président de la république du caaxaan il faut nga am matuwaay en tout cas il faut nga am capacité physique yi pour mën a def li nu mel léegi ñun lu ñu d'accord ak moom mooy que lu ñu ko proposer mooy mu dem gannaaw bi mu defee ñaari mandat yoo xamante ni constitution bi loolu la autorisé mu dem ci retraite jàmm ne ñooy Guinée loolu la ñu may ko afia mu nekk foofu continuer di ñu conseil loolu laa jàpp waaye nag dafa mel ni moom nekkul ci yooyu tànk yooyu alors que ci la waroon nekk ngir continuer di tabax suñu démocratie boo xamante ni daanaka yàggul bi ñu ko commencé. La démocratie dans ce pays. Mamadou Mouhamed Talibou Ba moo nekkoon ci tekki gi jeexale kook prix Nobel de la paix Mamadou Mohamed Ndiaye bu atub 2020 gii nii waa PAM lañ ko jox di programme alimentaire mondial ndax jéego yi nga xamante ne def na ko ci xeex lépp lu jëm ci wàllum xiif ak itam ni mu soobu ni mu dugal loxoom ci gën a ñongal jàmm ci biir àdduna yi wala zone yi nga xamante ne moom la lu mel ni guerre ak yenn conflit yi amee ñu ne itam lépp li nga xamante ne def na ko ngir bañ ñu sukkandiku ci wàllum xiif jaarle ko ci ab guerre loole tax ñu jox ko boobee prix Nobel de la paix ñoom waa programme alimentaire mondial. man nag sama cinu kër mooy sama PAM. nag ma yekkal. ma la koy wax de man sama programme alimentaire mondial. mooy sama cinu kër. naa la indi ndawal ak yeneen yi. yaa ko tudd di jóg foo demee weer fa sa bopp la nga nekkee woon Touba fii fa ma toog la ma fekk. RFM Sport. tàggat yaram dellu dalalaat Cheikh Ahmed Tidiane Diagne Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mamadou Mohamed Diagne. Maroc dana football ak Sénégal tey jii match amical la mu tënku ci date FIFA yi tey jii ci ngoon la mu mel ni lépp jàppandi na. waaw 18h lañ koy daal di door googu lay jongante diggante Maroc ak Sénégal gannaaw bu ñu toogee ab diir bi nga xamante ni ñaari équipe yi kenn yënguwu ci ndax wépp bi di coronavirus waaye jamono gi nee nañ daal lépp yemb na ngir ñu daal di kon jóg jublu ci googu lay jongante dañ si ànd ak suñ ndaw bu ñu toogal foofu la ca Maroc di Khadim Mbaye. match bi dina door bu 18h jotee 19h fii ci Maroc gannaaw ba nga xam ni moo di monsieur Mouhamadou Keita daal di joxe ndigal moom nag moom la ñu tabb mu nekk arbitre central bi liggéey bi muy def lu ci doon moom kese ndax am na ñeneen ñaari doomi malien yoo xam ni dinañ ko ci jàppale ngir rek jongante xarito bi mën a jaar ci yoon jongante boo xam ni mi ngi am gannaaw ay weer ñu toog defuñu lu ni mel li ko waral moo di mbas mi Covid 19 lu ni mel nag ñu jàpp ni kon li nga xam ni moo di règle yi rawatina jëm ci wàllu wér yaram dinañ ko dëgëral ndax kat 46 000 places yi nga xam ni moo nekk ci complexe sportif bi dalal jongante bi lee ñu tuddee ko Prince Moulay Abdallah nekk ci Rabat yooyu les places daanaka kenn du ci toog xanaa kay lu dul membre délégation yi nga xam ne ñoo bàyyeekoo ci délégation sénégalaise ak marocaine ñoom kese ñoom ñoo fay toog te ñu néew la ñuy doon ñi nga xam ne nag ñooy auditeurs yi mën na jàpp RFM ndax match bi dinañ ko def mu nekk en direct bu ngeen bëggee seetaan télé mën ngeen dem ci RTS 1 ak ñaari chaîne marocaine yi Al Oula ak Aradia ñoom tamit dinañ teg lu ni mel Khadim Mbaye Casablanca rajo Futurs Médias. Khadim Mbaye di la jaajëfal jàppale ni tamit ñi nga xam te daal ñoom ñoo yor mbir mi rawatina dirigeant yi ku ci mel ni maître Augustin Senghor jiite fédération sénégalaise bu football nee na nag match gi Sénégal daal dana ci sóobu ci anam yi nga xam te ne daal mooy gën maanaam fexe bay jël ndam li ci lu jëm nag ci wàllum kaaraange xeex lii di mbas mi daal nañ jël boobu jël nañ ci ay dogal itam noonu itam ci lu jëm ci wàllum sécurité bi ñu déglu ko maître Augustin Senghor di président fédération sénégalaise bu football. lépp mët na ci baax noonu def sa dernière séance d'entraînement li ci des nag ci wàllu organisation bi fédération royale marocaine de football jël na matukaay yëpp puisque ñoom ñoo ñu dalal pour ñu mun jouer match xarito ak match tàggatu contre ñoom donc mën nañ jàpp ne lépp yemb na ci wàllu organisation bi li gën a am solo nag ci période bi mooy ne dañuy jouer ci période boo xam ne ci période yi mbas la ñu fekk toogoon nañ depuis novembre 2019 joué wuñ équipe nationale dajewul woon pour jouer donc mu nekk match boo xam ne xëy na dañuy jàpp match relance la pour lancer waat machine bi waaye match bi tam moo ñuy may ñu waajal li nga xam ne mooy
reprise qualification Coupe d'Afrique bi ñuy dëgmal fële ca Cameroun contre Guinée-Bissau en novembre am nañu ñaari match benn Thiès ak beneen fële ca Bissau ñaari match yi ñu joué fii ak Maroc ak Mauritanie ci ay bés yi di ñëw Dakar dina nekk match yu am solo pour waajal match yooyu parce que match yooyu ñaar yooyu bu ñu ko gagné mën nañ jàpp ne Sénégal dina mun participer waat ci Coupe d'Afrique bi ñu jëm fële ca Cameroun. kookee doon wax mooy maître Augustin Senghor mooy jiite fédération Sénégal bu football. am na yeneen i match amical yooyu danañ ko football tey jii ci àjjuma ji. waaw am na sax yi nga xamante ni daal dina door gu ci mel ni diggante Cameroun ak ñii di waa Japon yëf yi nag door na ñu ngi ci 65e minute de jeu 0 but partout. noonu itam diggante Kenya ak Zambie 1-0 pour waa Kenya ñu ngi si 24 minutes de jeu la ca des nag ci jogante 15h Tunisie dina tas ak ñi waa Soudan 16h diggante Gambie lay daal di doon ak Congo Brazzaville 17h Mali ak Ghana danañ dal tase 18h30 Nigéria diggam ak Algérie lay daal doon Mohamed. basket la ñuy jeexale Cheikh. basket ak équipe nationale bu Sénégal ci wàllu jigéen ñi di waajal li di éliminatoire wala bokk qualification. Afro basket bu ñu dama amal ci atum 2021 daanaka benn ay bés ngi nii ñu daal di soobu ci li nga xam te ne daal moo di seen regroupement externe maanaam dañuy ñëw tàggatu daal di ñibbi seen kër ñaari section de jàmm. gannaaw ñaareelu séance phase 2 stage gile tàggatu gi ci gayndey jigéen yi nag gër naa taqarnaase yaay Irma Diémé bu ASC Ville de Dakar di ko firndeel. waaw entraînement je crois que ça se passe bien gars yaa ngi joxe li ñu mën lépp joueurs yaa ngi dépassé wu di appliquer coach bi li mu wax yaakaar naa ni amul différence parce que entraînement yëpp je crois que ni ñoo yem parce que coach bi li mu wax rek loolu la ñuy appliquer ci terrain bi voilà je crois que entraînement yëpp benn la. amul différence. mu newoon ci équipe nationale féminine bu Sénégal ci mondial 2018 ca Espagne Ndeye Fatou Ndiaye Dalva nag ci noonee di ñaax joueuses locales yi ngir ñu def seen kéem kattan ba mën a gagné seeni place ci biir tanière bi. man xëy na dem naa coupe du monde mais tamit li ñuy joué rek laay joué vraiment ba tey si jàng rek laa nekk. li ko ci def dafa baax woo joueurs yi ku nekk tamit ñu testé xool ku nekk joueur bu nekk li mu mën parce que fii kun fi woo rek am nga loo mën moo tax nu woo la leen wax ni leen nan góorgóorlu rek. moom joueuse Saint-Louis basket club bi nag xamal nañu ne itam am na tiitaange tuuti ci saison gi di ñëw la ko waral nag moom moo di la ñu teeloon a dakkal saison bu daaw bi. dina feeñ moom parce que toogaay bi dafa yàgg trop ñun parce que dañu joué phase aller yi avant ni def retour bi feebar bi ci la am mais tamit dañuy comprendre mais xëy na bu ñuy dem dina ñëw bu ñuy gën di joué dina ñëw. kon ci noonu ñu jàpp ne stage bi nga xamante ni fukk ak juróom-ñaari joueuses yu nekk ci championnat local bi ñoo koy amal loolee ab avantage la ci seeni club. ok Sode Thiam jërëjëf kon Bok Ndiaye. ayca yow it fii la daal yemale bagage yi. maa ngi lay sant bu baax a baax ba ci kanam incha allah 18h pour match Sénégal ak Maroc incha allah en direct la ci rajo Futurs Médias. ah d' accord auditeurs yi nañ ko mën a dégloo fii. mooy dem dikkaat rek. incha allah incha allah jërëjëf Diagne. Savon de Marseille Alphé seen Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen cuuraay raktak bi rëy yooyu ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf coow la woon ca terme sud président de la république def na ca terme maanaam Macky Sall yamale na fa coow li ubbi l'observateur dogal ba mu ca jël moo di jële fa juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti famille militaire ya fa nekk jël juróom-ñetti téeméeri million jox leen jël ñaari hectares yi waral coow li jox ko l'armée bi ngir ñu tabax fa ab cantonnement akub état major vox populi nañu yamu ca ne famille militaire yi ñu fa jële ñu toll ci juróom-ñaar fukki famille ak juróom-ñeent jox nañu leen lu ñu mën a wutee feneen fu ñu dëkk sant waa Comico ñu bàyyi suuf soosee toll ci ñaari hectares ñu boole ko ak yeneen fukki hectares ak juróom jox ko l'armée bi kàdduy maître Sidiki Kaba ministre des forces armées ci xët mu njëkk yéenekaay bi muy wax ne dégg nañu wax ju bari te ñagas yooyu gàll ci ndoddal l'armée bi Les Échos nañu maître Sidiki Kaba bi mu wax ci coowal tax mu suddi gi wax na ca raaja génn wu rëy ne juróom-ñaar fukki famille militaire ak juróom-ñeent moo fa nekk moom ba muy wax juróom-benn fukk ak juróom-ñeent la wax Le Quotidien xibaar ñu ci xët mu njëkk ne ministre des forces armées Sidiki Kaba dëggal na ne famille militaire yi xëccoo tax mu sud ñoom ñëpp dañu fay jugee ci yan anam la ñu fay jugee Le Quotidien mi ngi ñu koy leeralal ba xamal ñu it ne ñaari hectares yi suuf yi waa Comico doon toppee famille militaire yi ca diwaan ba président de la république Macky Sall jël na ko ba jébbal ko soldat si Le Témoin nañu jàngalekat yi ci njàngale mu kawe mi di enseignant supérieur yi njiitu réew mi Macky Sall defal na leen lëf ab décret la def keroog ñaar fukki fan ak ñett ci weeru sàttumbar ngir taxawalub allocution boo xam ne li mu ci jublu mooy ñiy wooyee enseignant titulaire des universités ku ci retraité sak payoor ngay wéy di jot 85% ci seen payoor gu mujj li leen président di bañal ba tax mu doxalee noone Le Témoin nee nañu moo di day bañ ñu retraité ba noppi nekk ci coono ñi dawul ab coono ci la ñu nekk ñoo di waa UMS Union des
magistrats du Sénégal libération nañu juge Ngor Diop mi yëf yu tàmbale dem na kalaame ji ko ca cour suprême démb la fa yóbbu ab recours ndax jàpp na ne affecté gi ñu ko affecté ak jaay doole da ca am maître Ousmane Seye ak ñamu àndaloon ba ñu yóbbu recours di wax ci libération ne juge Ngor Diop procureur bi ak procureur général bu Saint-Louis woo nañu ko téléphone di ko wax ne ministre de la justice dafa bëgg nga may ab liberté provisoire Mamadou Lom laata korite gi loolee la Ngor Diop bañ atte waaje daan ko tëj ko léegi ko nañu juróom-benni avocat ñoo demoon démb ca cour suprême doon yóbbu recours bu magistrat Ngor Diop décision bi maître Malick Sall ministre de la justice jël jëm ci affecté Ngor Diop loolee la ñu doon jébaane ji ca kanamu cour suprême ba tax ñu yóbbu fab recours mbir yi ak jaay doole la ñu ko jàppe beneen magistrat bu ay mbiram xëy di jóge ci yéenekaay yi moo di Zi Souleymane Teliko président union des magistrats du Sénégal journal enquête moom la xëy ba dañuy wax ne li premier président bu cour suprême wax ci mbir yi taxul ba léegi jàmm am ci yëf yi source bi ne UMS union des magistrats def nañu ko li ñu def moo di jëli avocat yónni leen ca cour suprême ngir ñu dem kalaame ji fa affecté gi ñu affecté Ngor Diop lettre bi nañu Cheikh Tidiane Koulibaly tànki jàmm yemu ca doon jéem sottiwul union des magistrats du Sénégal li ñu bëgg moo di maître Malick Sall jugee ca bopp ministère de la justice geetare nañu takku ba dëgg taxaw ci xeex ak maître Malick Sall xamle nañu ne bañuy ci dara lu ñu ci góobe gar ko gar gu ñaari gaynde nar a gar tey ji ci ngoon lay doon mu di match amical Maroc ak Sénégal record yéen a kay xëy ci di ñu xamal ne match bi tey ji 6 heures ci ngoon ca lay doon Sénégal ak Maroc football nañu fukki yoon ak ñeent Maroc am ci juróom-ñaari ndam stade yéen a kay nañu bu tey bi jongante xaritoo lay doon mu di match amical waaye it match bii ko la lay doon maanaam kenn du dem ca terrain ba di ko seetaani Marichou di théâtre kat bu jigéen bi demoon màggal demoon ca jumaa ja yéegoon ci benn ci soror ya ca jumaa ja doon photo ko selfie ko snap journal Vox Populi nee nañu mooy coow ak mbambu ci réew mi rawatina ca Touba Makhtar Kane mi amee communication bi ci daayira Muxaddamatul Xidma mi ngi leeral ci Source A ni Marichou def ba yëg ca soror ba nee na ci techniciens yi doon installé ay caméra de surveillance ci jumaa ji daf ci am koo xam ne dafa dem ba miinante kenn ko bokk ci suñu daayira bi ci moom la Marichou jaare ba yëg ca soror ba di photo ko selfie. Savon de Marseille Alphé seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen cuuraay raktak bi rëy yooyu ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. waxtu du nar fekk fanweeri minute ak juróom yegsi nañu ci pëj bu mujj bi ci xibaaru digg bëccëg gi gis-gis la li ñu ciy waxtaane mi ngi jëm ci wàllu mbay mi laaj bi di ak taw bi ñuy gis muy wàcc ci àll bi di wàcc ci tool yi bu ñuy wéyee ana kon lu mu mën a jur ci nawetub ren bi ngëneel baasa fan wa loolee la ñuy waxtaane ak yéen ci gis-gis ci rajo Futur Média war a ànd ci waxtaan wi ak Jabel Ndiaye chef service climatologie ci service climatique ak ca direction météo nationale Jabel Ndiaye maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm. maa ngi leen nuyu bu baax. ñoo ngi ci waxtaan ak Ibrahima Badiane mooy président association producteur du bassin arachidier Ibrahima Badiane maa ngi lay nuyu. maa ngi leen ay fay di leen nuyu bu baax. jërëjëf Jabel Ndiaye laaj bu njëkk bi ngir mën a sori ci waxtaan wi mooy ak jumtuwaay yi ngeen am xayma yi ngeen faral def ak expérience bi ngeen am taw bi jeex na ba des wala des na. taw bi desen na tuuti. parce que boo leen xoolee fan yi amoon nañu am ndox. xëy na taw fan yi diggante weekend bi na am ab tekkaaral tuuti mais altine ba àllarba ñu ngi séntuwaat beneen phase naam wàññeeku na bu baax parce que ñu ngi ci njeexitalu nawet. waaye nag ba tey mën nañu am ay possibilité taw ci diggante bët gànnaar réew mi digg réew mi sow réew mi ak bët saalum réew mi ci diggante fukki fan ak benn ci weeru octobre ba fukki fan ak juróom ci weeru octobre. fukki fan ak benn ci weeru octobre maanaam 11 ba 15 octobre. voilà yaa ngi joxe tegtal xëy na am na ñoo xamante ne ji classe Alioune Ba bi seen dégg-dégg demeewul noone bët gànnaar bët saalum dañuy réer ndax mën nga ñoo joxub takk lu ci mel ne nga ne boori Ndar ak li ko wër wala boori Diourbel ak li ko wër pour ña foofee mën a fàggu. waaw dëgg la bu ñu nee diggu réew mi dañ ne côté Saalum bi côté Bawol bi maanaam Ndar Diourbel Louga ci kaw côté Linguère ba côté Ndakaaru mën nañu fi am ay taw. mais nag taw yi tamit taxul mu am doole noonu parce que nawet bi wàññeeku na bu baax ay doole mais li ñu fi amoon bërki démb ci Ndakaaru mën nañu am lu ni mel ci gox-goxaan yooyu mooy soog a cité bët Saalum bi nag maanaam côté Casamance bi ak Kédougou bi moom nawet bi desal na ba tey mais daal fii ak fukki fan ak juróom ci weeru octobre bi ñu ngi xaar ay taw ci côté yooyu ma la wax côté Bawol bi ak Saalum bi ak côté Linguère bi ak côté Thiès Diourbel ak Dakar. Très bien Jabel maa ngi ñëwaat ci yow Ibrahima Badiane dégg nga ni ko Jabel Ndiaye waxee fàttali auditeurs yi ne yaay président association producteur du bassin arachidier nee na taw bi des na gis nañu ne ren moom am ndox manqué wul ndax njoxtu ngeen mu yokk ngëneel ci nawet bi wala da ngeen a jàpp ne bu taw amaatee wala bu bariwaatee mën naa juri lorange.
waaw comme ni ma ko waxee rek taw moom xam nga béykat moom toujours day ñaan taw waaye taw bu ëpp bi moom xam naa arrangé wu leen ndax fi ñu toll nii boo seetloo du góom nañ ko ba pare ñu ngi ci gerte gi di gas gerte ñu commencé nañ gas gerte ceeb bi aussi ñu ngi koy góob te lépp loo xam ne taw laal na ko rek dafay yàqu kon taw bi moom wax dëgg yàlla ñun ñoo ko doon ñaan waaye nag bu mënoon jàppandi yi tamit mu gën a ñu waaye comme du lu di def nag yàlla moom noo xam di taw ñu xool nan la ñuy gérer ak moom waaye dina métti. Très bien Diabel. laaj bu mujj bi mooy peut-être xëy na explication scientifique sax lay mën a doon mais lu waral ren à votre niveau gis-gis bi ngeen ci am ndox bari ren ci réew mi. waaw xam nga météo dañuy def saytu nawet après chaque nawet bu jubsee mois d'avril defoon nañ ko. defoon nañ ab lël en ligne lañ ko defee sax bañ paree defoon nañ jeextal bu leer ni nawet bi kat ren dina bëri ndox dina teel a tàmbali te dina yeex a jeex. ci fan ngeen ko wéeroon ana lu leen joxoon. foofu ni ñu koy teg en général taw bi di koy indi dañuy xool ci ay tegtal yoo xam ne ci tàngaayu géej dañoo xool ci wax bu mel ni Sahel géej gi lu muy gën a tàng ci li géej jublu Afrique sowu jant foofu mën na am jeexital ci nawet bi ak yeneen indicateurs yoo xam ne suñu xam-xam dañu koy may tamit. ak jumtuwaay yi ngeen utilisé ak yeneen jumtuwaay yi ñuy utilisé donc bañ ko defee ba takk jàppoon nañu nawet bi dina am doole lool te bañ ko defee tamit séddoo nañ ko xabaar bi ak ñi ñuy liggéeyal yëpp ci wàllu mbay mi producteurs yi ak services techniques yi nga xam ne dañuy liggéey ak ñoom saa su ne loolu partagé woon nañ ko ñoom jox leen xibaar boobu pour ñu aar pour ñu bàyyi xel ci xibaar boobu. seen xam-xam ak seen i gëstu lan la leen jox kañ la nawet bi di jeex définitivement. waaw boo leen gisee xaw naa ko wax surtout en filigrane parce que boo xoolee ci moitié nord bi maanaam côté yi ma wax ni mu ngi xaar ay taw fii ak fukki fan ak juróom ci weeru octobre xalaat nañ ni après octobre nawet bi na wàcc foofu. mais nag dafa muy desee mooy côté Casamance ak côté Kédougou foofu moom mën naa dem ba ci jeexitalu mois d'octobre ñu am fa ay taw donc moom tàmm nañ ko. mais nag li may jokkaat rek mooy li gën a am solo mooy nawetu ren bi doole ji mu am. c'est-à-dire bu ñu xoolee côté Casamance ñaari junni millimètres gën nañ ko am te am nañ ko foofu. Casamance bu mel Ziguinchor Enampor Niassia ak yeneen gox-goxaan yu bëri am nañ fa ñaari junni millimètres dafa naan depuis indépendance bi c'est rare ñu am quantité yu mel noonu te bu ñu ko xoolee suñu taarixu yi ñu am ci ay nattuwaay ay 1950 la ñu amoon taw yu amee doole noonu donc ren nawet moom jéggi na dayoo te même fu mel ni Linguère juróom-ñett téeméeri millimètres am nañ ko ci wàllu tawin te boo xoolee nawet bu diggu doomu foofu ñett téeméeri millimètres ak juróom fukk lay nekk donc ñaar ci na am nañ am ci nawet bu diggu doomu donc nawet bi daal exceptionnel lañu wax ci caractère bi. jërëjëf Diabel Ndiaye maa ngi lay gërëm ci gis-gis bi. jërëjëf. Ibrahima Badiane. sànq ci sa biir yi wax nee nga taw maanaam taw bi du lu nit di def ci yàlla sunu borom lay jugee. xam nga kooku moom doo ko mën ne di doy na wala yemale ko fii mooy seet na ma ko soobee rek mu defee ko noonu donc li ngeen soxla woon cim ndox am na nee nga bu wéyee mën naa juri loraange toute façon du ngeen toog di croiser les bras soit am na lu ngeen di nësër wala am na lu ngeen di digal baykat yi wala am na lu ngeen di séntu ci kilifa yi réew mi ngir mu ba ay yàqu-yàqu bañ a am ci nawet bi loolee lu mu. waaw li ñu ciy séntu mooy bi nawet bi nga xam ne moom lay taw. boo dégloo météo nee nañ booru le 15 lay dalani kon danañ jéem a toog parce que am na toog boo xam ne aussi boo ko toogee ak variété yi ñuy béy muy variété active yi ñuy béy boo toogee jëmale ko foofu it gerte gi day ruus ci biir soo ko gasee ngooñ bi yàqu kon boo gisee ma ne la dañ xool nan la ñuy koy kiyee état li mu ci mën a jàpp mooy carte variétale bi ma waxoon ñu xool nan la ñuy def ba changer ko parce que lim du doon taw moo taxoon béykat yu bëri 55 bi mooy variété bi nga xam bu defee 70 jours ñor moom la ñuy béy boobu nag njëkk a taw moo ko waraloon waaye comme mu ngi taw na état xool nan lay def ba changer carte variétale bi nga xam dañ dem ci variété yi nga xam ne à cycle long la muy la 28 206 la GH ak yooyu nga xam ne mun nañ ko béy bu ndox mi bare aussi dana mun a muñ waaye ndox boo xam ne dafay def 70 jours boo ko mënee buggee xaaral 120 jours vraiment dana métti waaye nag ki amul ndey da ngay namp maam comme ni ko wolof waxee ñu xool nan lañ koy gérer waaye li ma gis daal mooy fii ci Saalum ñu ci bëri ñu gas gerte ngooñ bi yàqu na ñi nga xam ne góob nañ suuna aussi ñemewuñ ko jaat parce que ñun ko kii mu ngi taw des bu ne mu taw kon am nañ problème daal. am nañ problème mais est-ce que également jàpp leen ne mission de sensibilisation nag war na ci yéen ñi nga xamante ne yéen a jaboote baykat yi noonu laa ko mën a waxee dugg ci baykat yi leeral leen nawet beeg ni mu tëddee matuwaay yi ñu war a mën a jël ngir seen tool yi bañ a maanaam li ñuy bay jariñ leen est-ce que yaakaaroon ne jot na ngeen dem sensibiliser ñi nga xam ne ñoo di baykat yi.
waaw sensibilisation bi mooy li ma lay wax rek xam nga sensibilisation aussi dafa li nga xes ba ji ci suuf mu nekk ci suuf sensibiliser bi mooy génnee ko noo koy aare loolu mooy problème bi waaye sensibilisation bi nga xam ne moom la béykat yi mën a ci mooy ñu sensibiliser leen bu fekkee ne lii day continuer ñu tourner vers variétés yi nga xam ne à cycle long la. loolu mën nañ leen loolu baal ma Ibrahima doguma la beneen dogal la beneen fànn la mais ki nga xamante ne ji bay na gerte gi ñor na est-ce que jar na muy xaarate ba beneen taw di ko fa fekk muy juraat leneen ndax jotul ci mu déqi ko sax allez-y. déedéet dañu parce que dañu ne gën wàllu kasaara moo gën kasaara. kon li ngay ñàkk ngooñ ñàkk gerte nga gas ko jëriñoo gerte gi ngooñ bu yàqoo nga xool nooy def waaye moom toog di xaar moom. d'autant plus que gerte mooy jur ngooñ. parce que maa ngi nii maa directeur DRDR ñun ñoo ànd léegi suma tool mais boo buddee gerte gi yëpp day des ci biir kon nga xam ne loolu taw bi moo ko def. moom reconnaître na sax ne taw bi moo ko def kon dama fa xalaat ne képp koo xam ne sa gerte ñor na boo mënee gas nga gas ko jëriñoo gerte moom ngooñ bu tawte. nga xool nooy def waaye ñàkk gerte moom du solution. bon bien vrai que yow producteur yi ci bassin arachidier bi nga jiite mais bëggoon nañoo xam aussi ndax ni mu demee ci gerte gi noonu la demee ci suun maanaam ci dugub ji. waaw dugub bi xam nga tey nee naa la depuis lu yàgg nit ñi récolté nañ seen dugub waaye amul kenn ku mën a jàgg da ngay ñëw rek samp di xool bés bu tawee rek nga toog di xaar naaj bi mu woowaat. bu fekkoon ne tawul dañuy jàggar dugub bi denc ko ci gannaaw kër gi loolu mënul nekk. mais est-ce que dugubu suuna beeg bësi bi ñoo bokk temps bu ñuy def pour ñor. non dugubu suuna mooy njëkk a ñor basi bi moom amagul problème basi bi moom ba léegi mu ngi en cours amagul problème ñoragul. mboq mi li ñor daal fii mooy mboq mi ñor na mboq mooy teel a ñor dugub bi ñor na gerte gi ñor na ceeb bi ñor na parce que directeur bi ma lay wax noonu su ma toolu ceeb la féetoon tool bi ñor na nee na ma commencé nga góob loolu yëpp problème la parce que fi ñu toll nii lépp a ñorandoo ndox mi taxawut béykat yaa ngi tool yi nañu xoolaat na gaa yi xool nan la ñuy changer carte variétale bi parce que autant dafa am secteur yoo xam ne dañu naan fii ndox mi dafa bari ñu yóbbu fa la 28 206 nga xam day am 120 jours. am foo xam ne du taw ñu am marge de manœuvre daal. voilà mooy carte variétale bi 73 bi nga xam ñu xool fi dul taw ñu yóbbu fa gerte à cycle court bi fi nga xam ne ndox mi day yàgg ñu yóbbu fa à variété bi nga xam ne. variété dafa gudd cycle. man loolu laa gis. ku mel ni la 28 206 nga xam mun na am 120 jours xam nga kooku moom ñi ko ji fii amuñu problème. mais nag cat li mooy boo ko defee taw bi ñëw ca kit coono lay doon. waaw xam nga loolu aussi boo ko defee taw bi taxaw yi tamit moom da ngay am problème. kon daal ñun li ñuy ñaan moom. à moins que sama xel mu gàtt mooy ñuy sukkandiku ci li météo di wax ndax ñoom balay nawet di door dinañ ne nawet bi dina yàgg wala du yàgg ndox dana bari wala du bari ñuy sukkandiku foofu di ci adopté ni nga ko waxee sànq kiiwu carte kii bi. waaw xam nga météo léegi mën naa la ne béykat yëpp ñoo leen ay déglu même booy dem tool da ngay déglu météo. parce que dem nañ ba reconnaître ne météo lépp lu mu leen wax loolu réalité lay doon. te loolu dina permettre béykat yi comme gëm nañ ko ñu def ak moom di ko déglu moom bu nawet di jotati mu ne ndox mi dana bari ñu xool variété yi ñuy ji. bu fekkee ne ndox mi du demee noonu ñu dem ci variété à cycle court yi nga xam ne moom lañ tuddee variété hâtive. pour béykat yi mën a am jàmm. très bien bii moom sama laaju bopp la gajaanga laa déggagul fenn dégg naa suuna bësi mboq gerte mais gajaanga di dégguma ngeen wax ko. waaw xam nga ñun bi ñu ay béykatu gajaanga mooy mbéy moo xam ne da nga koy yóbbaale rek def ci benn portion bu ndaw boo xam ne da nga koy lekk waaye gajaanga moom xam nga comme dëggagoo ñuy fixé prix gajaanga doo dégg kenn ku dutu gajaanga moom culture privée la rek boo xam ne nit ñoo koy def rek pour am luñu jàppan lu jeex na. jërëjëf Ibrahima. maa ngi lay gërëm bu baax Ibrahima Badiane président association producteur bassin arachidier gërëm it Diabel Ndiaye mi ubbi woon waxtaan wi mooy njiital service climatologie ci service climatique ak chef du service climatologie au service climatique à la direction météo nationale gërëm ko gërëm leen ci ànd bi ak rajo Futur Média mu newoon gis-gis newoon xibaaru digg bëccëg gi newoon Mamadou Mohamed Ndiaye ci kaddu gi newoon Aliou Ba ci machine bi digital Yacine Pouy réalisation Mohamed Ali Mouba ak Adja Binta Diallo jaa ngeen jëf ci kanam tuuti des na leen bàyyi ak soxna Aminata Ndaw ci yëgle yi ak tàgge yi ci rajo Futur Média mbokk yi yàlla ñu yàlla dolli jàmm.